L'agence Senmarcom Sénégal Marketing et Communication ñi gën a ay ci lépp luy communication ak marketing la marque de vêtements Tana di defar tenue africaine yu amul fenn ak ñun l'élégance à un prix Romito le marché vient à vous da ngay toog sa kër nga contacter ñu andi la lépp li nga bëgg ci marché bi ci ay prix yu yomb te xewale Dougar laverie pressing ak ñun les paysettes bépp genre vêtement la ñuy fóot ñoo leen ci may seen émission Ramadan avec. asalaamaaleykum mbokku internet yu Dias Actu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen dalal jàmm ci suñu 6e numéro d'émission Ramadan avec ñu am mbégte lool nekk fii ci Maris ki ñu dalal nag tey Maris mooy Habib Farhat xamee ngeen ko ci ay facettes yu bari ci ay journal actu yu bari en tout cas ci kanam di ngeen ci développement bi ngeen dina tontu ci suñuy laaj. Habib Farhat maa ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi lay ziare Maytana maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Ibrahima. di nuyu waa Dias Actu yëpp di nuyu yi nga xamante ne ñooy waa Safen ak internet yi nga xamante ne aussi ñu ngi Dias Actu rawatina ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Faye le DG de Dias Actu sama xarit sama rakk maa ngi koy nuyu bu baax a baax di leen ndokkeel ci koor gi di kontaan bu baax a baax ci li ngeen ma fekk fii au Maris sama kër. d'accord ci première question bi bu ñu la nee kan mooy Habib ak Habib lan lay def lan nga mën a wax. waaw Habib bu Safen la Habib bu Dias Habib bu Kirène Habib bu monde entier Habib bu Sénégal Habib nag mu nekk koo xamante ne alors yaakaar naa ne Safen ñëpp a ko xam ci li nga xamante ne mooy par exemple journal yi may def muy Nduufa FM donc Habib nekk koo xamante ne aussi mu ngi sookee ko Safen mu ñëw fii à Dakar donc di fi Dóor waar bokk ci benn société bu mag bu fi nekk muy l'écran ma nekk fa comme commercial comme directeur commercial et lépp loo xamante ne visibilité la lépp loo xamante ne communication la ci li nga xamante ne mooy produit boobu maa ci yëngu ak lépp loo xamante ne aussi mooy vente dans toutes les régions du Sénégal maa ci yëngu. d'accord donc mën nañu wax ne Habib waa Kirène la. Habib waa Kirène la. yaakaar naa loolu leer na dañuy ñëw ci question li nga xam ne mooy question weeru koor question yooyu daanaka gépp ñu invité dañ la koy posé parce que mën nañuy junj ni peut-être Habib day woor mais peut-être boo ko waxee boo confirmé peut-être li nga xam ne moom lañ junj ci lay gën a crédible est-ce que Habib day woor. si effectivement Habib day woor depuis temps xale donc ci jamono yu bët Sénégal. yaakaar naa ne foofu sax la ñu jàngee woon woor nga xam ne dañ doon woor dem ci àll ba di fa rëbb ay picc wala dem ci haricot yi di fa witt haricot des fois nag yooyu xawoon na nekk ay kooru gaale voilà mais ci jamono yooyu daal la ñu commencé woor ba fi mu toll nii. d'accord Habib soo wooree sànq yaa ngi koy wax yaay directeur commercial de l'écran gis nañ ñu bari seen emploi temps day chargé trop mais weeru koor bi sa emploi temps naka lay demee est-ce que la nga doon horaire nga moom nga am liggéey wàcc ñu kër gi naka lay demee un peu sa emploi temps. waaw sama emploi du temps dafay gën a chargé parce que boo xoolee weeru koor yaakaar naa ne ci li may liggéey ci moom la nit ñi di jëfandikoo mooy meew donc mu nekk loo xamante ne yombul. donc damay dem ci région yi donc damay yeewu fajar dem ci àll bi des fois ma fanaan des fois ma ñibbi si sama kër pour te dire daal mooy que ne emploi du temps bi dafay gën a chargé parce que lépp lu nit soxla ci meew dañ koy jéem a livrer mais des fois sax du mën a nekk parce que temps bi day xat trop voilà. d'accord Habib nan la tàmm soit si ndogu wala sax si reer su weeru koor bi. waaw su weeru koor jotee de man bu ma naanee café au lait l'écran donc yaakaar naa ne bu dul thon pain thon mu nekk pain jambon voilà lu oyof daal laay xaw a jël du ma fi nekk di rey sama bopp même reer mun na am mu ñëw sax du ma ci sori parce que ndox daal laay gën a soxla waaw. ok sànq ba léegi ñoo ngi dégg l'écran j'espère qu'après dina fay publicité na ok Habib lan mooy sa liaison ak Abdoulaye Faye parce que question Ramadan bi jeex na lan mooy sa liaison ak Abdoulaye Faye temps yële passé gis nañu ne yaa ngi def benn sargal bu mag à son honneur lan moo leen ñëwee ñaar. waaw Abdoulaye Faye alors ñu ngi xamante ci Dias Actu yaakaar naa ne man foofu sax simple auditeur laa woon wala simple kii laa woon foofu donc mu gis na
xam ne peut-être kii borom jom la borom ambition la donc mu boole ma ci administrateur yi sama relation ak Abdoulaye Faye noonu la demee ñuy demlante di dikkalante fu ma nekk Dakar Abdoulaye Faye daf ma fay fekk donc ma koy wax sama soxla mu may wax soxlaam ñuy diisoo donc mu nekk xaritoo boo xamante ne jàpp ma ne rakka la dama jàpp ne man ak moom ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk lépp donc mu jox ma bopp lool mu déggal ma donc aussi mu may conseiller ci lu bari yaakaar naa ne sama diggante ak Abdoulaye du ngistal du loo xamante ne aussi intérêt la donc mun naa wax ne sama diggante ak Abdoulaye Faye diggante la boo xamante ne tey jii képp ku ko dégg xam ne bu fekkoonte woon ne intérêt la kon yaakaar naa ne jeex na bu yàgg voilà donc li taxoon nag ma sargal Abdoulaye parce que daf ko jar ndax Abdoulaye Faye ku ko gis xam ne jàmbaar la ku ko dégg xam ne kii xeexkat la te ku ko gis xam ne aussi ku bëgg dëkkam la kon yaakaar naa ne nit booy sargal genre ñooñu ngay sargal man Habib noonu laay doxee. d'accord Habib naka ngay def ba gérer sànq yaa ngi koy wax ni chef d'entreprise nga bon chef d'entreprise nga déjà mais sànq yaa ngi wax ni tamit yow yaay directeur commercial L'écran en même temps Habib promoteur la naka ngay def ba gérer déjà nekk chef d'entreprise nekk promoteur nekk tamit directeur commercial naka ngay def ba gérer activité yooyu lépp. waaw maintenant li nga xamante ne mooy sama société bi nga xam ne man maa ko moomal sama bopp. donc ma ci sant yàlla bu baax a baax ma intégré ci employé yu bari. et c'était juste pour ma wàññi li nga xamante ne mooy ndóol bi aussi ma participer ci li nga xamante ne mooy ndóol bi ci dëkk bi. intégrer ay jeunes et alors ñuy liggéey mu nekk société boo xam ne société de gardiennage la yaakaar naa ne bi nga xamante ne alors papier yi am naa ko jot naa ko ñu autoriser ma ko yaakaar naa ne kii boobu jas laa ko njëkk a def man lépp lu may def rek sama ndorteel bi dama koy yóbbu jas. ba nga xamee ne war naa commencé jas laa ko njëkk a yóbbu ci benn manifestation boo xam ne amoon nañ ko fa donc ma publicité li nga xamante ne mooy martial sécurité donc ma nekk fii à Dakar ma am sama bureau boo xamante ne y a ma secrétaire qui est là-bas ak ki nga xamante ne sama superviseur ak sama soxna si aussi moom mooy gérante bi moom moo ko géré donc boo ñëwee ci L'écran aussi le directeur commercial de L'écran lépp loo xamante ne muy visibilité wala communication bi nga xamante ne moo jëm ci mbirum L'écran donc man la léegi looloo gën a tax sax ba ma dugg ci promoteur de lutte ndax L'écran képp ku ko xam mun naa wax ne sax ñu bëri ci làmb ji lañ ko xamee alors ñu doon ci liggéey ak ay promoteur mais des fois dañu doon dem ba du ñu gis lu ñu bëgg avec le promoteur li ñu doon signer contrat avec le promoteur duñ ko gis ma ne mais pourquoi pas man ma jënd sama licence ma dugg en tant que promoteur de lutte ma gérer lépp loo xamante ne mooy budget L'écran bi nga xamante ne ñu ngi koy dugal ci làmb ji donc c'était ça le but moo tax ma nekk promoteur de lutte voilà. wax nga léegi li nga xam ne moom moo la dugal ci làmb c'était que déjà produit L'écran yi mu gën ko voilà mu gën a am visibilité mais yan problème bi nga depuis ba nga nekkee promoteur bi léegi nekk ci làmb yan problème nga ci gën a rencontré. waaw li ma ci jànkonte bari na ndax promoteur ku ko dégg xam ne lu métti la parce que des fois da ngay bëgg nga am ci réussite mais des fois nga échoué. des fois nga ñàkk ci xaalis bu bari des fois par exemple li nga xamante ne moom lañ la jox ci sponsor donc nga dugal ko ci làmb ba dugalaale ci sax sa xaalis mais loolu yëpp ay jàngat la parce que au fur et à mesure ñuy dem ñuy gën di am expérience yëf yi te alors li ma ci gën a wax mooy que ne aussi am na lu ma constaté mooy que ne man bu ma nekkee promoteur de lutte c'était aussi pour ma gën a jàppale ñi nga xamante ne ñooy lutteur Saafeen mais dama gis ne aussi lutteur Saafeen bu ñu leen di jàppale autorités yi en général du ñu leen jàppale. du ñu leen jàppale autorités yi en général du ñu leen jàppale donc quand je dis du ñu leen jàppale du ñu leen jëndal ay billets yu doy par rapport aux autres lutteurs yoo xamante ne dañuy bokk ci journée bi waa Koursaafi aussi du ñu mobiliser wu en masse pour ñoom ñu gunge xale yi. donc booy yi aussi dañuy manquer public te imaginer nga jël benn mbëru Koursaafi nga fay ko xaalis bu bari wala nga jël 4 mbër yoo xam ne dañuy jóge Koursaafi parce que sa journée la te boo bëgg nga say mbokk yi ñu bokk ci parce que man dama jàpp ne lépp lu ma dugg rek dama ciy boole waale samay mbokk
te ñoom laa am ñoom laay tiitaroo li may wax foofu daal mooy que ne et alors ñu gën a jàppale xale yi en cas bu ñu amatee làmb ñu gunge leen voilà donc li ma ciy jànkoonte comme problème aussi des fois làmb ji dafa métti dafa cher stade bi da nga koy fay sécurité bi da nga koy fay mbër yi da nga leen di fay donc direct bi képp ku dégg direct à la télé xam ne dafa métti donc tu payes des millions pour ñu defal la direct kon donc loolu daal en général mooy yëf yi quoi voilà. ok yaa ngi doon wax léegi mbëru course à fii souvent duñu am public peut-être autorité tamit duñu ci jàpp mais naka nga gisee déjà mbëru course à fii donc naka nga leen gisee en tant que mbër yi fa nekk ak seen est-ce que ñi ngi développé est-ce que seen développement mi ngi avancé. bon ñoom war nañu mën a bokk ci course bi parce que ñoom am nañu fit te nangu nañu entraîner mais mbër aussi bu amul ku koy jàppale du dem mbër bu amul ku koy jàppale du dem parce que boo xoolee mbëru saaf yi ñàkk jàppale moo demee noonu moo tax ñoom ñu xaw a faible ndax tey jii bu fekkoonte woo ne autorité dañ leen di jàppale ba ci war te chaque saison dinañ ci bëri ñaari yoon ba ñetti yoon Habib bu leen tëggalee benn journée par exemple alors ñu déployer les moyens qu'il faut ñu ànd ak public bi qu'il faut yeneen promoteurs yi bu ñu leen gisee dañuy xam ne mbëru saafe nii bari nañu mbooloo bu la ci kenn nax promoteur bu ci tëgga mbër mu tëggaat ko rek xamal ne mbër boobu amal na ko njëriñ looloo tax nag booy yi donc ñuy bëri boo xamante ne benn yoon la ñuy bëri dans les 3 ans wala dans les 4 ans donc dañuy dem ba dañuy tàyyi ci yoon bi donc boo xoolee booy yi ma tëggaloon amul kenn ku ci bëri wat te man bu ma leen tëggawaatul ñoom du ñu bëri wat lu tax loolu parce que dañoo manqué public te bu ñu amulee public promoteur yi du ñu leen boole ci yëf yi looloo tax may woote autorité yi ñuy jàppale xale yi ci li nga xamante ne mooy làmb ji ñu jàppale leen ci bu baax a baax. d'accord léegi soo amoon benn conseil boo xam ne moom nga leen di jox peut-être benn conseil lan lay doon ak ñoom mbëru des yi lan lañ mën a xaar ci yow Habib en tant que promoteur. waaw Habib en tant que promoteur li ñu waroon a xaar ci man yaakaar naa ne maa ngi koy def tëgg naa fi ñaari journée yoo xam ne mun naa wax ne mbëru séeréer saafeen yépp a fa ëpp première journée bi bëreelu naa ñetti mbër yu jóge Kour Saafi deuxième journée bi yaakaar naa bëreelu naa 4 yoo xam ne dañuy jóge Kour Saafi kon yaakaar naa ne mbëru Kour Saafi instant yi maa ngi ci yoon pour jàppale leen li may wax daal mooy que ne public Kour Saafi nañ leen jàppale booy bu ñu amatee làmb nañ leen gunge en masse ñu gunge leen stade ñu jëndal leen billet yi su ko defee bu subaa promoteurs yi bu ñu leen gisee ku dul Habib ñu mun a sawar pour ñu ñoom tamit ñu boole leen ci seeni journée. ok Habib ñu bëri xam nañ la ci wàllum développement wala nekk acteur du développement mais depuis quelque temps dafa mel da nga maandu si yëfi jas kenn déggatu la fenn kenn gisatu la fenn lan moo waral loolu. waaw Maytana merci beaucoup ci message boobu wala question boobu dinaa ci sawar a tontu pour te dire de vrai Habib du laaxal ay yëfam man des fois damay dem ba ma ne non mais man est-ce que du ma toog ma téye sama bopp parce que Maytana da ngay jóg pour def te yàlla tax wallahi azim jóg pour def te yàlla tax wala sax ngay def te yàlla tax ñaar ak ñett duñu ko yëg mais loo def Kour Saafi rek dañuy wax ne buzz la bëgg buzz lay wut ñu lay waxal ay baatu ginnaaw yoo xamante ne doo xam lan moo tax ñu koy wax te nga bokk ak ñoom ñu war la jàppale ci say mbir ñu xam ne tey jii yow boo jógee ñoom doo leen fàtte ginnaaw au moins ñu mën la jàppale mais su fekkente ne da ngay jóg pour jàpp ñu dëkk la foo dëkkul alors yaakaar naa ne mieux vaut nga toog ci sa rukk nga maandu moo gën comme li nga xamante ne par exemple mooy élection yi amoon nañu ci benn part de responsabilité bu mag mais demoon na ba ñun ñemewuñu jóg pour taxaw temm wax parce que ku jóg jëmale ci Cheikh Tidiane Diouf monsieur le maire sortant maa ngi koy nuyu bu baax a baax et boo waxee jëmale ci moom alors ñu ne daf ko ger dafa am lu mu ko jox te pourtant yow da nga bokk ci dëkk bi war a bokk ci ñi nga xamante ne ñooy changer dëkk bi war a bokk ci ñi nga xamante ne tey jii boo jógee nit ñi xam ne yow jóg nga boo waxalee Mamadou Ndiol wala nga dem fekkee ay meetingam nga jël ci part wax ñu ne ay di mooba te wallahi azim nga tekki ma loolu man déggul see. bi maanaam jox na ko dara ci suuf. d'accord. xam nga. yooyu nag wax dëgg si yàlla ku xam Habib xam ne man
bu dee Kour Saafi sama alal moo fay dem mais alalu Kour Saafi jógewul Kour Saafi di dugg ci man te man loolu laay rêvé te ci loolu laay wéy man damay commencé jël sama alal di ko dugal Kour Saafi ñaar ak ñett yëguñu ko bari na te yàgg na lu mu tuuti sama alal maa ngi koy dugal ci commune yu Diass maa ngi koy dugal ci commune yu Saafeen moo xam nit yëg ko moo xam nit bañ ko yëg ndax man su may def damay def te yàlla tax donc ngalawaay bu fekkente ne dëkk bi doxul ñu war cee dugal suñu part ñu war cee dugal li nga xamante ne mooy suñu conseil ñu war cee dugal li nga xamante ne mooy suñu alal na nit ñi maanu ñu xam ni ñun dañuy defar pour développement Diass su fekkoon ko woon Habib tey jii day defar pour yëfu boppam wala day xëcc pour yëfu boppam yaakaar naa ne fi ma nekk je suis très bien placé mooy société bi ma nekk yàlla mayaat ma aussi ma yoraat sama yëfu bopp di ci employé presque 60 et quelques employés kon yaakaar naa ne kooku du daw Diass wala di dem commune Diass di dem di sibooru ñi nga xamante ne ñooy autorités yi pour ñu jox ko dara kon nit ñi bu ñuy wax nañu xam li ñuy wax su ma àndeek Mamadou Ndione yaakaar naa ne bëgg changement moo tax ma ànd ak moom su ma àndeek Cheikh Tidiane Diouf wala Mamadou Diouf yaakaar naa ne dafa am lu Habib bëgg te muy nekk li nga xamante ne mooy bénéfice su Diass moo tax muy ànd ak ñoom mais jeunesse su Kour Saafi yi ñoom laay waxal déjà mënuñu politique ils sont arrogants tellement que alors dañuy wax te seen wax duñu ko teg fenn dañuy waxal nit ki loo xam ne xamaluñ ko sax te loolu dañu ko war a bàyyi il est temps ñu bokk ndey ak bàyyi loolu ci samay journaliste sax dama ko doon wax journal Ndouf FM dama ko doon wax mais boo gisee sax journal Ndouf FM yi si dama ko mujjee arrêté parce que des fois da nga ci doon dégg ay wax yoo xamante ne doo xam sax nu mu demee te pourtant lu mu mel am na fu mu am njëriñ ndax am na ay mag yu ma doon woo di ma ñaanal naan ma gis nga li ngay def nii man mii de feebaroon naa bu ñu war ma yóbbu hôpital mais bi ma déglu woon Ndouf FM dama tane kon xam ne loolu am na au moins loo xam ne mu ngi ko doon def ci li nga xamante ne mooy santé góor pa mag ñi nga xamante ne aussi bëgg nañu déggu li nga xamante ne mooy saafi donc boo gisee Habib xaw a arrêté mooy tey aw ma jot damay sacrifié wu pour am jot pour Kour Saafi damay sacrifié wu pour taal sama oto dem Kour Saafi mais su fekkente ne da ngay dem ba ci biir ngay dégg ay wax yoo xam ne mooy loolu wala ngay gis ñi nga xamante ne tey jii waroon nañ la mën a jàppale ci say activité mais dañuy toog di la seetaan alors da ngay dem a dem ba yow da ngay naan non mais kon est ce que du ma toog neutre lii moo taxoon alors question bi ma laaj ma ne sawar naa ci tontu que ne daanoon nañ ma gis jékki-jékki ma mel ni ku xaw a taxaw parce que dama dem ba xaw a ragal que ne man des fois da ngay def ñu la ciy waxal loo xamante ne peut-être jaaru ko woon yóbbu naa fi ay masque ci jamonoy corona tant de masque yu bare au niveau de la commune de Diass mais am na lu ma ci dégg ñu wax billaahi wallaahi te mais ki ko wax jéggal naa ko mais loolu ak nu mu mënte mel c'était la protection ku mën na def te ku def na def te yàlla tax man noonu laay doxee voilà. donc lan moo tax est-ce que wax yooyu noonu moo tax Habib dugg ci politique wala lan moo tax Habib du politique parce que à un moment donné bëggoon nañ ni yaa ngi Pastef bu Diass mais kenn mosu la gis ci activité Pastef xaw ma est-ce que loolu lu am la wala loolu tegul fi lan moo tax Habib politique wul déjà. Pastef bi may ut li nga xamante ne mooy carte de visite bi wala carte de membre Pastef yaakaar naa ne Dakar laa ko wutee te boobu fekk Pastef kenn xamu ko au niveau de la commune de Diass bokk naa ci njëkk am carte de membre maa ko jëndee Dakar di foncé foofu lañ ma fekk ma adhéré mais mooy li ma la wax rek politique bu Kour Saafi man Habib day wax dëgg si yàlla dama ko ragal parce que da ngay fal ak kii wala nga ubbi sa parti bokk fii ñu la ciy waxal te man yooyu tàlluma ko yaakaar naa ne politique man bu ma ci doon dugg tey c'est pour le développement de Diass c'est pour le développement de Kour Saafi pour que tey jii ma indi benn bénéfice boo xamante ne tey jii waa Kour Saafi yépp lay doon mais su fekkente ne da ngay dugg ci politique ñu lay waxal di la saaga di la xas di la wax loo xam ne yow waroo mérité woo loolu non je préfère ne pas faire la politique au niveau de la commune de Diass je préfère rester ici à Dakar
donc voilà diggante jas ki leen may sekkalante ak ñi ma war a sekkalante buñ ma woowee ci seen yëf ma dem jël sama alal dugal ci bu dee nawetaan bu ma ci mënee ma def ci bu dee jàng wala gàmm wala li mu mënte doon ma dem def ci mais quant à pour ma def politique au niveau de la commune de Diass daal kon il faut affaire yi mu changer pour ma ñime yoon bi mais demoon naa ba ci waaj a dugg mais par la suite dama ne non bàyyil ma xëcc frein amee voilà. ok maintenant Habib naka nga gisee déjà maire bu bees bi di Mamadou Ndione xam naa sax dinañ ne sonal nañ ko chaque émission ñu laaj ci question boobu mais comme ñun ñëpp dañu bokk Koursafou donc ñoo bokk commune bi ku nekk am nga tamit sa xalaat ni ci commune bi li nga xam noonu la commune bi di doxee moo tax képp ku ñu invité tamit dañuy jël temps pour poser la naka nga gisee li nga xam ne moom la commencé def comme li nga xam ne moom la démarche yi nga xam ne moom la commencé def parce que tamit wax ji bari na trop ñun ñi ngi wax fii. ñi ngi wax fii doxal bi moom ñu ngi koy dégg bi ñu invité madame le maire yàggul dara nee na nañu xaar na population bi dal mais ku ci nekk tamit am nga ci sa avis am nga droit wax li nga xalaat wala sax li nga xam ne moom nga gisul depuis bi ñu leen falee ba léegi naka nga gisee démarche équipe municipale bu bees bi ñuy commencé doxal ba léegi naka nga gisee seen démarche. seen démarche day wax dëgg si yàlla dafa tekkaaral ci man ak fa ma doon séntu Mamadou Ndione xëy na boog peut-être mi ngi ñëw mais pour le moment la ma doon séntu ci Mamadou Ndione gisaguma ko mooy le meilleur Diass mooy li nga xamante ne nit ñi daan nañ ko jooy moom mu koy dégg di ko gis ñu ciy diisoo ak moom gisaguma ci dara. primo mooy latérite bi nga xamante ne wala yoon bi nga xamante ne mi ngi jaar Cikki def raafo ñu ngi leen di yàqal ci seeni cité camion yooyu di jaar foofu di poussiéral seeni kii loolu yàgg naa ci àdduna ne nañ ci wax nu dimbali waa Cikki dimbali waa raafo ak ñi nga xamante ne ñoo dëkk côté yooyu parce que loolu yaakaaroon naa ne tey jii Mamadou Ndione bu nekkee monsieur le maire yooyu waroon na ko njëkk gérer mooy que ne foofu ñu goudronné Cikki aussi ak ñi nga xamante ne ñoom foofu la ñuy jëlee seen latérite bi moo xam usine cimenterie yi xaw ma Dangote la wala usine cimenterie Sahel bu nekk Kirène la je sais pas ban la ci mais nañu bokk ci ñi nga xamante ne aussi dañuy intégré wala dañuy gis seen bopp waa Cikki dañuy gis seen bopp ci li nga xamante ne moom moo am foofu amuñu ci benn revenu leneen li mooy maa ngi koy woo monsieur le maire nañu saytul le nom Kirène au Kirène lan la ci waa Kirène am ndax mu ngi tudd ci suñu tur te mu ngi partout dans le monde léegi waa Kirène lan lañ ci am comme bénéfice ndax turu dëkk jàmbur nga jël ko tuddee ko sa produit di ko exploiter ci biir dëkk ba alors lan lañ ci am dans la commune de Diass loolu aussi nañu ko saytul en tant que premier administrateur de la commune de Diass moom Mamadou Ndione leneen li ci topp mooy nit ñi ñu ko doon woo ci affaire foncier yi neewoon na moom dina ci taxaw fan la ci toll loolu ba léegi kenn dégg ko ci du dëgg li ci des mooy daal wax dëgg si yàlla na gën a jàppale waa Koursafou ci li nga doon li ñu doon jooy bu aussi man daan naa ñaan suñu papa Aliou Samba Ciss yàlla na ko yàlla xaare àjjana sama xarit la woon daan nañu waxtaan ci lu bari Mamadou Ndione su fekkee ne mën na ko diggante buuxu di biir buuxu na fa defar doo daan na ñaan ñi nga xamante ñoo yor waa yoon bi ñu defar doo daan foofu parce que accident yu fay am bari na comment faire que bente ñu war a am doo daan te buuxu mënul am doo daan chaque fois y a des accidents qui sont là-bas du dëgg ak infrastructure yi nga xamante ne am na au niveau de la commune de Diass ñun lan lañ ci ñun jeunesse bi lan lañ ci parce que boo xoolee Habib yàgg na ko jooy yàgg na ko woote que ne man dama yor sama société bopp defuma publicité parce que man tey jii ba nga xamee ne man am naa autorisation ci loolu Koursafou laa njëkk a dem proposer leen ko AIBD mi ngi nii y a combien de agents sécurité yoo xamante ne ñu ngi fay liggéey sécurité yo fa nekk ay sécurité jàmbur lañu papier yee ñu yor papier yooyu la Habib yor autorisation signée au niveau de l'État signé par le comment il s'appelle encore comment il s'appelle encore ki nga xamante ne mooy Aly Ngouille Ndiaye signé par Aly Ngouille Ndiaye kon donc loolu du lu ndaw
ba léegi ma ne leen Martial Sécurité c'est une société de gardiennage et multiservice yow nii tey jii yow xëyoon nga ci selon li nga xamante ne moom nga bëgg a liggéey muy secrétaire muy lépp loo xamante ne moom nga bëgg a liggéey am nga chance nga intégré ci Martial au niveau de l'AIBD dara dégg nga aéroport international y a des chauffeurs qui sont là-bas te pourtant am na am pagaay ay chauffeurs yoo xamante ne ñu ngi au niveau de la commune de Diass xëy ñu gontuñu wala dañoo leen seen permis ñu teg wala di dawal ay clando pourquoi pas ñu intégrer leen ci Martial Sécurité Martial Transport ñoom ñuy dawal ñu intégrer ci société Habib parce que multiservice la ñu nekk ci compte Habib ñuy dawal au niveau de l'aéroport dara amu ci les femmes ménagères là femmes ménagères yi nga xamante ne ñoom ñi nga fa di fa ménage boo compté ñu fay jóge pour saafi yu néew lañu proposé woon naa leen tey jii buñ ma jëlaloon 100 femmes au moins jéeg yi nga xamante ne ñoom ñi ngi fi am nañu seen jëkkër waaye xëyuñu gontuñu tey jii bu ñu leen intégré woon ci li nga xamante ne mooy société Habib nettoyage de bâtiment ñu defal leen benn formation 15 jours ñu adapté wu ñu dugal leen ci aéroport ñuy nettoyer ci bâtiment yi nga xam ne ñoo nekk ci aéroport ba kon donc société Habib am na droit mu intégré ci commune de Diass il y a des infrastructures qui sont là-bas waaye gisuñu ci suñu bopp da ngay am say papier alors feneen nga koy kii moo tax ma toog Dakar ak sama société voilà lii la. d'accord loolu je crois que am na solo comme ni ma ko waxee sànq ku ci nekk am nga droit wax li nga xam ne moom nga xalaat ci commune bi wax tamit li nga xam ne moom ngay xaar ci nga xam ne moom mooy maire Diass Habib élection législative yi léegi may si ñu bari déclaré nañ seen bopp ni candidat lañ donc bëgg nañu peut-être benn liste investir leen kan nga yaakaar ni moo war a doon le premier député sax ci ñi nga gisoon ñu déclaré seen candidat. waaw en tout cas Mamadou Diouf il le mérite. Mamadou Diouf il le mérite pourquoi il le mérite mooy que ne man de ki may waxal ay mbiram moom laa mën a jàppale quand je dis Mamadou Diouf il le mérite et ku ko xam ne nit ku maandu la ku ko xam ne nit ku am jom la ku ko xam ne nit ku bëgg Kour Saafi la kon donc des na tey ñu intégré ko ñu jàppale ko mu nekk député mu représenté ñu Kour Saafi ci li nga xamante ne mooy jongante boobu. man de maa ngi koy ñaanal yàlla taxawu ko te jàppale ko quant à may tànn affaire politique moom yaakaar naa ne moom bala ma ciy dugg daal dinaa ci xoolaat dara mais bu ma fekkente ne daal man waxoon naa ko ne képp ku déplacé wu ñëw seet si ma dinaa la jàppale ndax nit yëg mooy yëg boo yëgee nit ki mu yëg la boo yëgul nit ki du la yëg voilà ndax DG Mamadou Ndione lu taxoon ma doon ko jàppale peut-être sax feesuma ci woon trop. ndax moom daf ma yëgoon même bu dee seet si wu ma de temps en temps daf ma doon woo di ma nemmeeku te sama doom ji bi mu laaxoo xale bee bi mu laaxoo Mamadou Ndione kese laa gis ci autorité Kour Saafi yépp moom kese laa gis mu bàyyi léppam mu ñëw teewe lépp kon nit lu mu la def rek fexeel nga delloo ko man noonu laay jàppee nit voilà. D'accord. Merci beaucoup Habib c'était un plaisir chers internautes ñu ànd ak yéen donc ci fii nga xam ne ni mooy Mariste que Habib Farkat moom moo ñu dalaloon fii ñu am nag plaisir vraiment doon ci ànd ak moom Habib lan ngay tëjee émission lan mooy sa mot de la fin. li may tëjee daal mooy waxaat waa Kour Saafi ni maa ngi leen di tàllal loxo ci samay projet ñu xam ne samay projet Kour Saafi la ma nekk promoteur de lutte amaat journée le 23 juillet. ma leen ci woo ñu ñëw jàpp ci ma leen ci woo ñu ñëw taxawuma ci ndax fu ma taxaw bu ma gëstoo gis waa Kour Saafi man damay bég damay kontaan li ci topp mooy nañu gën a defarwaat ñu gën a bokk ndey gën a bokk baay yéenante jàmm surtout bu ñu ko defee lu ñu bëgg rek dinañ ko am et loolu daal laa waxoon ne man dinaa ko tëjee di leen jërëjëfal bu baax a baax di leen kontaanee bu baax a baax di wax ne man na ma bëggee woon Kour Saafi ni ko raw laa ko bëggee ba tey parce que man du ma toog plateau à la télé te tëjuma nuyoo Saafi donc ñëpp dañ may laaj yow foo déggee Saafi gis naa la télé keroog ngay wax di làkk Saafi wala di làkk ban làkk nga doon làkk ñi ko xam ñi nga xamante ne dégguñu ko kon donc yaakaar naa ne nit ëpp lu ma Kour Saafi kon
kon donc li may wax daal mooy que ne yéen seen émission bi man kontaan naa ci trop yàlla leen yàlla gën a taxawu vous êtes des jeunes te yéen a ngi def loo xamante ne c'est extraordinaire man kontaan naa ci lool Ibrahima maa ngi lay jërëjëfal bu baax a baax l'infatigable donc nga ànd ak Maïgana fii sama kër kontaan naa bu baax di remercier internet yu Dias Actu yëpp képp koo xam ne nag déglu nga Habib wala nga suivre ko nga gis ci lu la xaw a métti maa ngi lay jéggalu nga xam ne peut-être nit ki moom buy wax ay waxam yàllaa koy baaxal ndax ay doomu aadama lañu lépp lu ñu fi wax daal mu nekk loo xamante ne rafetul pour ñu déglu ko yàlla ñuy jéggal ñu xam ne dañu doon jéem a defar rek ak xër ci Koursaafi bëgg bi ñu bëgg Koursaafi te ñu bokk fa looloo tax ñu waxee nii mais xarabuñu kenn alors xasuñu kenn jéemuñu métti lu kenn aussi ñépp la ñu bëgg Habib sax des fois da ko doon wax ne man aw ma sens interdit fenn fu ma dem mën naa fa bokk voilà maa ngi leen di ziare bu baax a baax di leen kontaane di leen baalu àq ci góor gi di ñaan yàlla nangul ñu ko di wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'était tout pour ce 6e numéro d'émission. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous, chers internautes. Donc, nous vous demandons de rester connectés sur Dias Actu TV. Ce sera prochainement avec un invité vous. Ne vous le faites pas raconter. Abonnez-vous et restez connectés. Merci beaucoup.